mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom ma tegu ci juróom benn waxtu bisimilah ci xabaaru maraxi li ci gën a fës bokk na ci ñiy liggéey ci yónnee ak jot xaalis ci mim réew danoo mer ba tax kon seen mer becc nañ ko seen jënoog tasadu xabaar yi ndax jàpp nañ ni kon ku jéggu tar mu am diggante Orange Money ak Wave dana loolee ñàkkul ay loraange yoo xam ne kon indi na leen ko seen liggéey dañ leen teew nu mu gën a yaatoo ci ndorteelu xabaar bu calante liggéey yi ñu sumb ci BRT bi dina noppi fii ak weer bu décembre atum 2022 jëwriñ gu ñu nekk wàllu dem beeg dikk bi ci Sénégal Mansour Faye moo ko daal di xamle demoon na ci liggéey kon fan koy daal di amalee ngir rek xool lépp loo xamante ni kon ay jéego te mu amee ko fa moom nag ne lépp luy matuwaay jël nañ ko ginnaaw nawet gi teeru ci Sénégal ay kàddoom da ngeen ko teew itam nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. toog fii di Emmanuel Macron nekk nag njiitu réewu France tey benn waay kon moo ko daal di talaata loolu nag nekk mbir moo xamante ni mbir mu doy waar la askanu France rawatina kon sunu ndaw la fa def na ci njàngat wu yaatu danañ ci ànd ak moom Abdou Latif Diop laataa njeextalu xabaar yi. toog ci réew mi liggéey fi tekki fi lu mën a nekk la ki ko firndeel moom mooy Mamadou Mambou Sissoko moom ndaw la nekk ci Géejawaay day liggéey lu ñu dippee kon li nga xam ne mooy tailleur di ñaw ak lu ñu mel waaye itam marchand ambulant teg ci loolu lépp nag tax ba moom waxtu wu ne muy daan dooleem ngir am lu mu dundee yóbbu këram ay njabootam kon mën ci daal di sukkandiku ngir rek mën a dund gu ñoŋ loolu nag firnde la nag kon lii di toog ci Sénégal liggéey fi tekki fi lu mën a nekk la dañ ci ànd ak Mamadou Lamine Fati laataa njeextalu xabaar yi bu calande mbokk yi loolu moo gën a fës ci xëtub xabaar yi nees ki ñu ci faram mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV xabaaru maraxi des ko door ak dina ko junjee ci ndorteel la ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci yónnee ak jot xaalis ci Sénégal danoo mer ba futt sax la ñu def ndax ñoom ci seen jënoo tasul xabaar yi daal jot nu naqarlu ku jéegi am diggante Orange Money ak Wave ndax jàpp nañ ko loolee ñàkkul ay loraange yoo xamante ne indi na leen ko rawatina nag ay mesures yoo xam ne jël nañ ko ci yees te ni ko tey jii lañ koy tàmbalee jëfe ci réewum Sénégal ba tax kon seen jënoo tasul xabaar yi daan na ci prox ndollu lebbi seen dëgg ak tamit lépp loo xamante ne jafe-jafe te ñu koy jànkoteel bés bu nekk ñu naan ci leeral ak Abi Ndiaye Augustin Mandan bi teew ak seen ndaje ak taskatu xabaar yi. ñiy liggéey ci wàllum transfert xaalis ñu ngi yuuxu wàllu CPCP di cadre permanent de concertation des prestataires amaloon tey jii ci maison de la presse ab ndaje ngir nakarlu concurrence bu jaarul yoon bi nga xam ne ñaari opérateurs yi di Wave ak Orange Money ñu ngi koy def exploitation bi ñuy dund ak commission au pourcent yi ñuy jot ci loolee ay frais de service bokk na ci lu ñu indi ngir seen liggéey jaar yoon na. li ko waral du lenn lu dul amener une riposte comme niñ ko bindee. maanaam dañu dund lu nga xamante ne depuis un certain moment dem nañu ba gis ne ñun amatuñu solution parce que ñaari choix moo am soit ñu accepter ko wala ñu disparaître te ñun jàpp nañ ne importance bu ñu am ci dëkk bi kenn laam-laameewu ko point de service yi c'est des points yuy ñëw di jox des services de qualité aux populations di leen fay xaalis di leen jàppale di créer ay emplois di andi seen participation ci économie mais loolu gis nañu dañ ko salfaañee te li ko salfaañee du dara lu dul état bu taxaw di seetaan ay opérateurs ñëw fi di guerroyer entre eux ci guerre boobu nag ñun ñu ñuy nappaaje ba war ñoo faire disparaître. ñetti kuréel yi ëmb liggéeykatu transfert xaalis yi lu ci mel ni RENAPTA réseau national des prestataires du transfert d'argent ASATA di association sénégalaise des acteurs du transfert d'argent ak ñoo lank booloo ci mbir mi teg ci di ñaan ñu réguler secteur bi lee transfert su accès fii tey du opérateurs yi kan mooy def xaalis ci transfert yi prestataires yi la donc du ñu accepter rek ñu ñëw suul ñu nii looloo tax ñu ni décider mais pour assurer cette survie là dañuy andi des frais de service à partir de aujourd'hui suñu point yi képp ku fa duggati di def opération ñun laaduñu commissionnement wu opérateur faalewuñu ko su ko defee sax mu def ko 0,5% mais ñun ñoo décider teg barème ne kuy defati opération dañ lay laaj des frais de service loolu la ñu gis ne moo ñu mën a dimbale te loolu liñ ci jublu mooy pour état xool ko gis ko ñoo jouer rôle bi mu war a jouer le rôle de régulation. xeex bi nga xam ne kuréel yu ëmb prestataire sumb nañu ko dina tax bépp liggéeykat mën a gis boppam ci mbir mi jéego yu ñu jël nag tey ci lay tàmbalee.
état bu Sénégal bëgg-bëggam mooy fexe ba li ñuy nemmeeku ci xaralu yees yi jeex tàkk ci Sénégal na wartina wàllub kàddu yu ñagas yeeg saaga yeeg lépp loo xam ne daal tegginewul ci réewum Sénégal loolee ki ko xamle mooy Yankhoba Diattara mënuñu dénk lépp lu jëm ci économie numérique ak télécommunication mu ngi ko xamle ci Sali ne nag état bu Sénégal kon ma ngay na si pexe ngir rek fexe ba loolu lépp di jafe-jafe ci réewum ñu daal di ci indi saafara ñu teew li kàddoom Yankhoba Diattara ci micro Mountaga Kane. ndax réseaux sociaux yàlla dafa dogal muy espace de liberté boo xam ne àdduna bi yëpp la concerné ñëpp ñoo tey ñoo mën naa ni connecté wu ci réseaux sociaux yi mais évolution liberté boobu warul nekk aussi mu warul ne ngaañ ci ñeneen ñi nga xam ni aussi ñoo ci nekk aussi wala ñu ci nekkul donc ndax espace la de liberté mais aussi warul nekk espace boo xam dañ fay wuññi sutura évolution technologique warul tax dignité humaine ñu relégué au second plan de ce point de vue là day àdduna bi yëpp ñooy xalaat ci nan la ñuy def ba réguler réseaux sociaux yi nit ñi dinañ ci mën a dem donc de manière libre wax seen xalaat contribuer ci seen épanouissement suñu concorde nationale suñu stabilité sociale la paix les valeurs yu ñu xam ne am nañ ko ñu mën ko fa préserver malgré l'évolution technologique c'est pas contradictoire donc yooyu tey mooy problématique yi nga xam ne moo posé wu te defe naa ne atelier bu mel nii réunir experts yëpp yi nga xam ne moom la Sénégal am dina gën a mën a renforcer suñu arsenal juridique mais aussi dispositif bi nga xam ne mooy encadre réseau kii nu mu tudd le secteur du numérique et des TIC en même temps permettre aux gens par les réseaux sociaux de s'exprimer librement tout en préservant la dignité humaine. Ligue des consommateurs du Sénégal ab kuréel la wuy xeex ak yelleef way jëfandikoo ci Sénégal ñoom rafetlu bu baax dogal gi ginnaaw lañu nemmeeku ci Sénégal mooy lenn ci njëgu garab yi dañ ci daal di deltu ginnaaw yokk guñ ci bëggoon a def bu sukkandiku na ci ki leen jiite di secrétaire général exécutif bi moom nag jàpp na ni kon loolee lu baax la ndax mën na tax ba ñi nga xam ne ñoo jëfandikoo garab yu bon yi rawatina kon garab yi ñuy jaay ci mbedd yi ñi ko doon bëgg a def kon ñu daal ci deltu ginnaaw bu baax a baax ki ko xamle Assane Boye secrétaire général Ligue des consommateurs du Sénégal ñu teewlu kàddoom. yokk garab moom musiba naa waaye déjà nit ki xaalis bu muy yore dina calculer ba xam ne lii la si mën a jënd si garab lii la ma si mën a dundee su fekkee ne li muy jënd si garab dafa yokku gis nga les choix sont difficiles entre manger et soigner su ko defee effectivement ñiy jaay si tali bi ay garab fa nga mujjee dem su fekkee ne gis nga produit bu lay arrangé alors que produit en général dañuy dangereux pour la santé. nit ki day jël loo xam ne daf koy gaañ mu wóor ko ni lii wóor ci moom mais yaakaar na nag dina ko faj yaakaar boobu rek moo lay yóbbu ci mbir moom mais c'est du poison en général. di wax alhamdulilah ne pharmaciens yi au moins def nañ combat boobu suñu combat loolu mais ñoom jël nañ ko en charge parce que ñëpp consommateur lañu consommateur présent la commencé ba tous les citoyens du Sénégal donc su fekkee ne am na benn groupe bu concerné jël matuwaay yi ba ñu dellusiwaat alhamdulilah parce que ñoom ak ñun ñoo ciy sonn. mais utum njariñ di ko jaarale ci médicament nañ ko xoolaat bu baax lu ñu d'accord ba pare ak ñiy liggéey ci mbir yooyu nañ ko d'accord ba ñëpp jàpp na lii la prix lii la ñuy jàpp ci loolu di commencer jënd. atum 2020 projet bu Ndakaaru def ay jéego ci wàllu koppar ndax lu toll ci fukki milliards sunu xaalis la am ci bénéfice loolu nekk ko nga xam le mooy njiit lii di Aboubacry Sadikh Bèye moom nag ne bëgg-bëgg mooy fexe ba fii ak 2023. port autonome bu Ndakaaru bokk ci bërëbu liggéeykaay yi gën a ràññeeku ci réewum Sénégal ñu tawli kàddoom ci micro Mame Seynabou Babou. que dañu liggéey ci benn contexte de Covid Covid bi mu ñëwee ñu bëri tiit nañu am na moment yoo xam ne xaaju personnel bi la ñuy bàyyi ñu liggéey si ndax mbir yi demoon na ba tar mais teg nañu benn système boo xam ne. feu continu nga xam ne port bi musul taxaw li ñuy def couvre-feu ak état d'urgence bi yëpp liggéey nañu ak ministre de l'intérieur liggéey nañu ak autorité gouverneurs yi ak préfet yi ba ñu permettre ñu camions yi di mën a dugg di génn ba aujourd'hui li ñu ragaloon ne résultat port yi dina wàcc loolu tey mën nañu wax ne amul résultat bi yokku na bénéfice su 10,5 milliards lañ def même su fekkee ne année passée en 2019 bénéfice bi ëppoon na loolu mais quand même ñu ci am mbégte ndax ci àdduna bi li Covid bi yàq bari na trop boo xamee ne aussi koom-koomu Sénégal moom mooy xëcc port li muy liggéey bu
koom-koomu Sénégal sooxee rek port bi day sooxee mais malgré cela quand même am nañu ay résultats satisfaisants. secrétaire général kuréel wii di MFDC di way fupp yi nekk ci bët Saloum Sénégal ñoom nag ñu ngay naqarlu jëfandikoo ngànnaay yi def ngir jàmm des soit ci Casamance Edmond Bora moo ko xamle ne nag état bu Sénégal dafa war a nangu loxo yi nga xam ne kuréel woowee tàllal na ko ngir toog ci table gi waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu jàmm Casamance moom nag ne daal mbir mi nekkul kon ay ngànnaay ko mën a saafara li ko mën a saafara mooy toog waxtaan wu yaatu waaye tam waxtaan wu dëggu Edmond Bora moo ko daal di xam la ñuy teewli kàddoom ci micro Assane Ba. ñun ñu ngi préparé wax jàmm ñoom ñu ngi préparé xeex pour toog ak moom ci table négociation muy président de la république defe naa d'accord parce que suñu d'accord si doon d'accord nag du woon def du woon yóbbu armée bi ci àll bi bu dee dañ kaa mën a xelal ñu bàyyi ci ñu ngi dajale nit ñi ñu ngi ci dajale nit ñi pour la négociation te boobu dajale suñu paree xëy na moom mu pare ñëpp kon dara desul moom mu pare pour ñu dem à la ci table de négociation loolu lañ ko ñaan léegi ci moom la des. ñu dem ca Ndar Géej foofee nag dëkk ba daloo ñetti fan yoo xam ne ab lël lañ fay amal ngir waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu hydrocarbure maanaam meññeent yi bàyyeekoo ci suuf si bokk na ci gaz yeeg pétrole yooyu nag nekk mbir moo xamante ne nag ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu wi ñoo koy waxtaanee ngir xool nan la ñuy def ba lépp loo xamante ni daal jëfandikoo gi mën na tukkee ci wàllu woowee ngir Sénégal mën ci gis boppam bu baax a baax moo xam ci wàllu pétrole wala ci wàllu gaz ñu dem ci Ndar Géej fekk fa sunu ndaw Mamadou Alice Niang Mokhtar Seck. taxawaayub Sénégal ci hydrocarbures yi. loolee di temub sëgub lël bu yaatu bu ñu amal ci université Gaston Berger bu Ndar ñi ko organisé du UFR sciences juridiques ak politique waxtaan wi dajale ay boroom xam-xam yu mag ci biir réew mi ak ci bitim réew. colloque bi lu ko tax a jóg mooy que dañu bëgg que li nga xam ni moo nar a yittewoo sénégalais yi ci at yi yëpp di ñëw nga xam ni moo doon liggéey affaire hydrocarbure ñu joxe ci suñu xalaat ba dimbale ñi nga xam ni ñoo nar a jël ay décision ñu xam fu ñu sukkandiku ndax il faut ñu jàppale leen parce que lii du yëfu rek en fait ay autorité publique chercheur université mooy maanaam fu ñuy xalaate nag foofu la solution yi war a jóge pour ñu jàppale ñi nga xam ne ñoo nar a jël ay décision par exemple les décideurs publics. il faut pas que pétrole bi ñëw yàq koom-koom bu nekk ci pêche bi léegi lu ñu naka la ñuy def ba ñaare ñu boole leen loolu yëpp ci lu ñu war a xalaat la te nag moo tax ma ne la que 50 ans yëpp di ñëw fukki at yëpp juróom fukki at yëpp di ñëw il faudra ñu xalaat. colloque international bi dina tax ba ñenn ñi nekk ci collectivité territoriale yi ñu tàggat leen ci lu jëm ci contenu local. taxawaayu collectivité territoriale yi dafay bokk ci li ñuy wax le contenu local. maanaam bu ñu defaree loi yi ba pare dafa am lu ñu nga xam ne dañ ko war a jagleel waa dëkk bi ñi nga xam ne fi lañ dëkk ci dëkk bi te collectivité locale yi benn partie lañ ci notamment waa Ndar mairie Saint-Louis conseil départemental ñun liñ ci mën def en tant que ay universitaire di ay borom xam-xam mooy dimbali leen ci xalaat bi jox leen ay outils yu nga xam ne bu ëllëgee bu ñu taxawee di discuter ak di négocier ak partenaires yi dinañ mën am lu nga xam ne dina sotteeku ci biir dëkk bi. université bu Ndar di xamle it que ni lépp lu nga xamante ni ay borom xam-xam la yu nekk ci biir kër gi daañu ko jébbal kilifa yi ngir nag ñu mën a jàpp bu baax a baax ci institut du pétrole ak gaz bi nga xamante ni war nañ ko tijji ci diwaanu Ndar. moom la si ñaan jërëjëf maa ngi ko junj ci ndorteelu xabaar yi BRT liggéey bi ci sumb dina noppi fii ak weeru décembre atum 2022 Mansour Faye mi ñu dénk wala dem beeg dikk bi ci Sénégal moo ko daal di xamle ginnaaw demam ci bërëb yi nga xam ne kon la ñuy amal liggéey ngir xool fan la toll ak ndax ma ngay avancé am déet lu ci mën tam nag liggéey moom nee na kon ma ngay yokki jéegu yu rëy jëm ci kanam yokk na ci sax ne lépp luy matuwaay ñu ngi koy jël ngir rek nawet wi teeru ci Sénégal mu bañ a indi askan wi yeneen ci jafe-jafe ndax nag xam ngeen ne xàll yu bëri ci Ndakaaru dañ ko daal di gas Mansour Faye moo ko daal di xamle ginnaaw nag bi muy dem di xool liggéey ci subu ànd na cekk sunu ndaw Mamadou Dieng Seydina Mbaye
10h30 moo jot ci base BRT bi ci cité Gàddaay bu Géejawaay. directeur bu CETUD dalal jëwriñ ji ñu dénk wàllum transport di ko xamle ak fu liggéey yi toll. 11h cortège ministre bi jël yoonu BRT bi ngir nemmeeku liggéey yi ñu njëkkee ci station yi Géejawaay file chantier yi ñu ngi avancé bu baax. loolee itam la jëwriñ ji nemmeeku ci tolluwaayu liggéey yi ca Liberté 6 Grand Médine ak Petersen bi nga xam ne moo war a nekk terminus bi. liggéey bi nga xam ni moo lal ci BRT bi macha allah liggéey bi mi ngi avancé bu baax a baax BRT nag dafa nekk projet boo xam ni projet bu am solo la président de la République jagleel ko la région de Dakar lii nag dafa nekk lu am solo parce que dafa bokk ci vision président de la République dugal lal ko ci plan Sénégal émergent te lii BRT bi di liggéey gis nañ dana def nekk réalité parce que au plus tard en décembre 2022 bu soobee suñu borom bu dara tawul chantier bi dañ ko livrer. yoonu BRT bi ñu war ko lal ci fukk ak juróom-ñetti kilomètres fukk ak benn ci ay commune nar cee impacté ñu dëgmal nawet waaye jëwriñ ji ñu dénk dem beeg dikk bi di dalal xel yi ci ne jël nañ matuwaay yi war ngir fexe ba jafe-jafe yi bu mu bëri. entreprise bi nga xam ne mooy liggéey muy CRBC ànd ceeg AGEROUTE bi nga xam ne moo amee la maîtrise d'ouvrage délégué donc jël nañu matuwaay yëpp daaw liggéey bi tàmbali woon na gis nañu hivernage mais bëriwul woon jafe-jafe ren aussi jafe-jafe yi amoon daaw nu mu néew daañu fexe ba nga xam at mi ñuy dugg aussi maanaam jafe-jafe bi dana wàññeeku parce que jël nañu ay matuwaay ci wàllum moto pompe ci wàllum drainage ci wàllum travaux assainissement pour que hivernage bi ñuy dugg jafe-jafe du ci am. bu weesoo nawet bi Sénégal war a dalal yeneen xew-xew loolu tax commune bu Ndakaaru di wax ne nañu gën a baral liggéey yi ci BRT bi. xool travaux yi nga xam ne commencé nañ ko pour Dakar daal circulation bi bouchon yeeg yooyu yëpp mun fi jógee travaux yi nag ñun li ñu gis mooy mi ngi avancé parce que gis nañ ay ouvrage yuy génn xaw na yéex tuuti comme ni ko waxee léegi waaye nawet bi xëy na dana ko gën a yéexal waaye li ñu bëggoon daal vraiment travaux yi gën a avancé parce que xam nga ne Dakar fan yii ñu jëm rek danañ am ay événements yoo xam ne àddina daf ñuy wuyu si kon loolu bëggoon nañ balaa looloo yegg si décembre 2022 baax na mais bu mënoon a gën a rapproché délai de livraison yi mooy gën ndax ñu mën a am une circulation fluide. téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti bus ñoo war a jaar ci BRT bi war a yab ci ay nit ñetti téeméeri junni bëccëg bu ne loolee ngir fexe nu dem beeg dikk bi ci Ndakaaru gën a jàppande Sénégal ak ay partenaire am dugal ci ñetti téeméeri milliards liggéey bi war a noppi décembre 2022. Mamadou Dieng jërëjëf kuréel wii di mouvement reçu amal nañu ndaje taskatu xabaar yi ngir xool lépp luy jafe-jafe ci wàllu aada ak cosaan ci Sénégal waaye nag ñoom nee nañu mbir mi saafara mën na ci am waaye foo ñu xool dëgg ki ci bokk ak ku ci bokkul ngir rek ñu mën a ràññale leen bu ko defee ñu mën ci indi saafara waaye tamit indi ci beneen taxawaay ci wàllu boobee ki ko daal di xamle mooy Baba Amdi Diawara moom moo samp mouvement bi di reçu ñu teewli kàddoom ci micro Augustin Mandan. reçu dafa ñëw pour indi daal di ne il faut ñu xàmmee d'abord kan mooy yëngu ci aada ak cosaan ba pare wala ñu mën a régler problème yi parce que boo amoon tamit 1000 milliards te xàmmee woo ñiy yëngu ci aada ak cosaan da ngay nekk ci problème reçu daal di tàmbali identifier leen créer ay cartes professionnelles numériser ko ba nga xam ne boo ko scanné turu nit ki doog a feeñ atam doog a feeñ fi mu dëkk doog a feeñ parce que reçu dafa bëgg a respecter li ñuy wax la protection des données personnelles maanaam lii nga xam ne yaa ko moom. reçu daal di tàmbali bancariser maanaam tijjil plus de 700 membres ci benn bés ay compte bancaire gratuitement. nguur bu ñëwaatee daal di ne beneen 450 milliards mu ngi fi pour les jeunes waxul kii musique kii fecc kii araw. qui def transformation alimentaire non waxul loolu dafa ne képp kuy sénégalais ah yoon la ñu ñëw daal di leen wax ne comme da ngeen ci génnee ñi nga xam ne dañu am 40 ans li ma intéressé c'est le renouveau de la culture je dois amener ma pierre à l'édifice ce serait bien ñoom ñu xoolaat mode financement bi nan lañ koy defee bañ a beddi kenn bañ a beddi ñi nga xam ne tey ji seen ay at weesu na 40 ans
éviter les financements benn baaxul nañuy faral di boole GIE yi loolu mooy tax mu am résultat. ma ne ko junj ci ndorteelu xabaar yi benn waay moom mbéj njiitu réew France Emmanuel Macron loolu nag ni ki tey kon la daal di amee ci centre dëkk boobee di France waa ji nag ginnaaw jëfam ji jur na nag coow lu rëy ci àdduna wala këpp rawatina kon foofee ca France sunu ndaw Abdou Latif Diop mu ci indi leeral. depuis ci suba talaata ji am na benn vidéo buy circuler ci réseaux sociaux yi buy wane benn nit bu mbéj kii di Emmanuel Macron. agression boobu nag doy na waar nit ñaa ngi koy commenter kenn ku nekk di ci joxe sa xalaat ci benn déplacement boo xam ne ni kii di Emmanuel Macron di président France demoon na ci fu ñuy wax Drôme en Auvergne-Alpes mu nekk ci diggu France ci bët saalumu France pour inaugurer lii ñuy wax 3e phase du déconfinement bi. ci quelques mois yoo xam ne nii élection présidentielle France léegi mu ñëw Emmanuel Macron moom kat mi ngi def face à des mécontents nit ñoo xam ne nii wane nañ seen njàqare ak seen bañ a kontaan ci Emmanuel Macron ni mu yore France ndax li ko waral mooy ni ñu gérer pandémie Covid-19 bi. situation bu difficile bi am ci France nag moom daanaka bokk na ci li waral violence ak yenn agression yu bari ndax ñu bari dañoo kontaanut ci gouvernement France bi rawatina ñi nga xam ne dañuy yëngu ci mbirum tourisme mbirum hôtellerie ak mbirum restauration nga xam ne daanaka toog nañ lu jege at ubbiwuñu liggéeyuñu ñenn ñi nag kenn ku nekk joxe na sa xalaat nee nañ lii warta am ndax président de la République kenn waru ko toroxale nii ci digg nit ñi kii di premier ministre nag Emmanuel Jean Castex moom nee na lii warta am ndax geste anti-républicain la kon war nañoo xoolaat sunu bopp gën a wóolu seen réew gën a wóolu ñi leen di jiite ñeneen ñi nag nee nañ sentiment mécontentement la ndax ñu bari kontaanuñu ndax coronavirus bi da leen a affecté lool ba kenn ku ci nekk daanaka sa liggéey dafa yàqu agression bi nag daanaka jaaxalul wala ébranlé wul kii di Emmanuel Macron ndax mu ngi continuer tournéem te loolu amut lenn lu mu changé ci agenda président français. ndorteelu xabaar yi maa ngi koy wax toog fii ci dëkk bi liggéey fii tekki fii mën na nekk di ngeen ko gis ci reportage Mamadou Lamine Fati bi mu ñu defal ci banlieue bu Ndakaaru benn waay bu yoo ci turu Mambou Sissoko moom nag tailleur la waaye nag yemu ca day tamit def lii di marchand ambulant maanaam boutique mbagg la yore loolu lépp nag nekk mbir moo xamante ne nii moom ne ma ngi ciy gis boppam daanaka sax am na tam ñeneen ñoo xam ne mu ngi leen ci daal di jël ngir ñu ci mën a liggéey nee nag waxtu nekk kon loolee koppar yu ci amee moo koy tax mu daal di ko yóbbu këram ngir fexe ba ñii di ay njabootam mën ci gis seen bopp waaye tam mu dund gu mucc ayib ci biir réewum Sénégal Mamadou Lamine Fati ci leeral. non métti na tout début est difficile li tubaab bi di wax naan lu commencé rek métti quoi mais ñun dañuy ñaan yàlla commencement ak métti pour mujjantal ba mu neex parce que ñaanuñu yàlla commencé dara mu neex donc góor dëgg dafa war a jaar fu métti boo xamante tey suba bu amee alalam dina xam nan la koy gérer nan la koy téye. gëm sa bopp fexe ba ñefe ba mun cee génn ndaw bu ne war naa gëm lu nu mel loolu mooy xalaatu Mambou Sissoko moom mi di tailleur mu ngi ñëw ci jaar-jaaru ndawam. métier bi en fait dama nekkoon école nekk xale bu terrible quoi maanaam. topp say morom di def yoo xamante ne bu ñu la nee demal jàngi nga ne déet dem tàggoo jàngi jóge fa dem géej dàqante ji affaire yooyu après finalement si la ma sama maam gis xam ne kii xam naa ne bu yàggee fii moom xam naa ne bëggul jàng sax peut-être noonu laa ko mën a waxee mais maa ngi doon jàng quoi école 23 bu nekk Guédiawaye maa ngi jàng ba fii nante yam rek classe M2 quoi après si la ma sama maam bu ma nekkaloon boo xamante ne moo ma yar quoi woo sama patron mu ngi nii sax moo jaar fii léegi moo nekk si kaw parce que moom Mali la demoon. affaire yi métier daa dem Mali mais après sama maam woo ma boole ma ak moom mu may jàngal métier di ma jàngal métier yàgg naa fa nag boobu ak 96 ma yàgg fa ba ni ma fay jógee après moom papaam jël ma yóbbu ma usine Bentali ma nekk fa di ñëw bi ma jógee foofu tamit di ñëw après bi ma bàyyee foofu jéem naa def tailleur ambulant ma tailleur ambulant mooy maanaam nga nekk góor yàlla nekk bañkat soxla wala lu kenn
comprendre nga ba pare nga nekk ndaw fi nga nekk banlieue bi fi nga nekk métti kenn dimbalewu la kenn jàppalewu la donc ma gëm sama bopp doon ñaan yàlla benn affaire ne man ñii nekk ci mbedd bi taxawaaloo ko def naka su dul noonu ñaanuma yàlla mel ni ñoom parce que suba bëgg naa réussir yor samay jabar ak samay doom comme ñëpp comme lu ku baax di bëgg rek bëgg naa ko am quoi si laa doon def marché ambulant dem naa fi Parcelles dem naa fi Dior fu ne dafa def ay ambulant ay bëcc ay kii maanaam journée loo ñëw ñu fay la ko journée bi nga dugal sa poche dem finalement après ma ne non loolu yëpp daf may sonal si laa dajale benn xaalis jënd benn machine teg ko suñ ma kër quoi di fa marchand ambulant taaba après finalement si la ma sama benn grand frère gis Ablaye Gueye indi ma ci marché bi boole ma ak benn femme fii nii may liggéey ak moom mais xam nga lu yàlla ne fa lay yem rek fa lay yem ci laa jógee ñëw créer affaire bi nii quoi. tàmbali ci école primaire dem ba nekk tailleur tey jile Mambou comme ñu koy xaritam yi di woowee moom ci atelier am juróom benn nit góor ak jigéen mu ngi leen di liggéeyloo naam sax moom am na mbiru boppam waaye loolu terewu ko ba tey jile day def marchand ambulant ci ay waxtu yi nga xam ne nekkul ci liggéeykaayam. nit ku nekk da ko war a di xëyee di ko gontoo quoi ngëm-ngëm maanaam da nga naan li ma gëm yàlla rek moo mën a dox sama diggante ak moom pour mu réussir donc nit ki lu mu ragal a def rek du si réussir même bu fekkee da ngay tax ay mbuusu poobar di ko jaay. bu yàggee di nga si réussir quoi parce que man ngëm-ngëm laay demee gis nga tey bu ma jugee fii nii damay wàcc jël sama saak odo def si ay parfum nga baal ma si kii bi def si ay parfum mu ngi nii si kaw su ma paree am na yenn yoo xam ne sama saak bi ma odo léegi parfum moo si nekk damay dugg marchand ambulant parce que loolu laa gëm. tolof yi nga xam ne Mambou am na ko ci jaar-jaaram loolu taxul benn yoon moom mile mu bàyyi loxoom. début bi métti woon na trop parce que fii bi ma fi ñëw 2012 laa fi ñëw. boobu métti na trop kenn gëmul woon sax ne fii dina dox quoi parce que boobu bi ma fi njëkk a nekk centre commercial ma ñëw fi nekk si kaw di liggéey di taaba xam nga tey mu neex suba mu naqari da ngay liggéey sax am problème fay location quoi mais dañ naan jàmbaar du daw quoi donc da ngay gëm li nga gëm rek bu yàggee yàlla na la fekk si ngëm-ngëm nag moo ñu indi fii métti woon na nag trop kaa. ngir wax ndaw yi ñu gëm seeni bopp tailleur bile mu ngi leen di jox xibaar bile. bëgg mooy que ngeen gëmloo ne jeunesse ki ne ñun suñu réew la ñu am quoi te pour mu dem ñun ñoo ko war a yëkkati ñu bañ leen dugal si yenn xiiroo yeeg ŋaa yooyu quoi ku ci nekk na gëm boppam rek xam ne life bi il faut nga liggéeyal sa bopp pour am kenn defaratul kenn dara kenn dimbaleetul kenn si lenn quoi. tàmbali ci liggéey dem bay liggéey loowul ay nit. naam sax dundunam am na ay jafe-jafe yu bari Mambou Sissoko moom loolu taxu ko moom mu wàccee loxoom benn yoon. bëgg naa place bi nekk beneen place doon gan di entreprise comme tout le monde ma am samay élèves comme nu ma ko amee nii rek dëgg la bariwuñ mais maa ngi ci sant yàlla parce que boo toogee tey ba nit jox la boppam ne dama bëgg nga jàngal métier rek ça veut dire que ne yaa ngi avancé wala fi nga nekk ñu lay bàyyi xel yaa ngi avancé donc bëgg naa réussir tey suba teral sama ndey ak sama baay surtout sama ki ma bëggoon gën a teral nag mooy sama maam. suma maam booy bëggoon naa ko teral bu baax barki alxuraan parce que moom rek laa xam. tàmbali rek di gëm boppam tey jile kii di Mambou Sissoko moom mu ngi yare entreprise am di liggéeyloo ay nit di wax ne rek ci biir àdduna liggéey rek mën a fay boroomam. ñu koy gërëm bu baax a baax Mambou Sissoko gërëm Mamadou Lamine Fati mbokk yi gërëm leen bu baax ci ànd beeg ñun ci ITV loolee moo la fa laaj ci xabaaru maraîchers yi gërëm ñëpp ñu ci jàpp lépp yem rédaction bi jox leen dig daje 19h45 ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Aminata Ndonka fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbir ngi ci jërë ngeen jëf ñu fanaan ci jàmm.